baax yi ñu wéy dañu seetaan à travers Ibyson TV mbokk yi dalee nag dara ak yéen certes gëjoon ngeen ñu gis loolu waaye tey jamono ak si màggal gi nga xam ne jóge nañ si tey tamit dégg ma li nga xam ne mooy gàmmu gi di ñaan yàlla yéegi seex jàmm ak salaam ñu dalate rek ak seen émission décortique yemook li nga xam ne mooy seen série Mœurs épisode 42 boo xoolee épisode bi boo xoolee bu baax épisode bi daanaka bi yoon émission décortique bi di si sori bu baax a baax ndax lépp loo xam ne waxtaane nañ ko wala loo xam ne ay faits yi nga xam ne déroulé wu na si li nga xam ne mooy biir épisode 42 bi si Golden boo xoolee lépp si mbëggeel la basé wu mooy côté fin beeg yooyu noonu mais dañuy door si li nga xam ni mooy début épisode 42 bi ak kii di Abdel ak ki nga xam ni mooy sëru Astel sëru kii bi ak kii di sëru Jeanne bi boo xoolee bu baax Astel kii di Abdel ni nga xam ni doxalee na ko ni nga xam ni wanee na ko mooy ngir ñëw soutenir ki nga xam ni la petite sœur à Jeanne la petite sœur à sa femme boo xoolee li te moom lu jig njàgg mooy njàkk daanaka loolu lépp xam nañ ko mais xoola foofu li nga xam ne Abdel loolu lay dund carrément yëfu hypocrisie dëgg lay dund foofu parce que lii mooy dëmm rey la jaale la ki ngay ñëw di ko nax di ko dëfal li muy jooy ak li muy métti lu lépp yaa ko teg yaa def lu nu mel ba tax na nga jaar foofu noonu ngir ñëw wan koo jox ko kanamu innocent jox ko kanam goo xam ne dana ne kii kat sama jëkkëru mag la woon sama mag jógee na fii ni mu doon toppatoowee sama mag ni may toppatoowee noonu genre yooyu noonu yëpp parce que boo xoolee ki nga xam ni mooy rakku Jeanne bi boo xoolee génnul benn yoon ki nga xam ni mooy néegu Jeanne bi parce que namm na mag ji li nga xam ne mooy bagage yu mag yeeg parfum yu mag yeeg yooyu noonu xet googu noonu moom lay bëgg di sentir à tout moment parce que bu ñu xoolee bu baax elle était touchée psychologiquement li nga xam ni à cause de la mort de sa grande sœur bi nga xam ni moom ak yaayam rek lay yaayam ama bàyyi woon ka fi xamul kenn ku dul moom mu dundax ma toll nii lu nu mel daal ko ñu fekk si que si kër gi rey ko te jëkkëru magam def lu nu mel c'est normal mu réagir noonu c'est normal mu doxalee noonu perdre tuuti conscience ak yooyu noonu mais boo xoolee bu baax kii di Jeanne rakk ji mi ngi revenir à la raison bu baax mi ngi revenir à la raison ndaxte mi ngi commencé di dellu si waat pour parce que Abdel conseil yi mu ko jox mooy mu nekkaat te xam ne Jeanne li mu ko bëggaloon ba léegi mi ngi fi mu doxaat si dynamique yooyu noonu mooy solution beeg yooyu noonu mais foofu noonu problème bi nga xam ne mooy posé wu carrément si ki nga xam ne mooy Abdel mooy lan mooy intention am si ki nga xam ne mooy rakku Jeanne bi. parce que ñun ñëpp épisode 42 ku ko seetaan bu baax waxtaan moom noonu ba bisukaak yooyu noonu yëpp xel yëpp ñaaw nañ njortu ne ndax du jéem a bëggante kii di Jeanne kii di rakku Jeanne bi ndaxte elle était touchée psychologiquement faiblesse mentale boobu mu am est-ce que du jaar si loolu noonu ngir mën a dëggal boppam ci moom ak yooyu noonu bon kenn xamul li ci kanam raw li gët dañuy doxal ci kanam tuuti peut-être épisode yi di ñëw dinañ ci xam dara ak yooyu noonu. boo xoolee tamit kii di Abdel bi mu génnee ba mu fekkee Astel mu toog la mu wax ak moom te si épisode yi passé kii di Astel mu wax Jules César gise nañu ku xam Astel ay manigaasam ak yooyu noonu yëpp jooy yi mu doon def ak mais kii mu doon ragal gi mu ragoon yaakaaroon ni kii di Jules César mën na koo rey am déet mais loolu mujjul antu ndax foofu dafa tiit c'est normal mu tiit parce que seeni kanam ak seeni gët Jules César voyou la Jules César bande la parce que loolu lañ leen wan loolu la ñu gis si moom Jules César ku fugitif bu police di wër la ñoom dañoo jàpp ne Jules César moo rey kii di Jeanne moo rëcc alors que tel n'est pas le cas loolu yëpp amul mais looloo tax kii di Astel daal di ragal bu baax daal di bi mu gisatee Jules César bu doon jooy ay bu ma reyaat yaa rey Astel ak yooyu noonu yaa rey Jeanne ak yooyu noonu yëpp mais Jules César xamal na ko jot na ko am lu mu ko wax jot na ko am lu mu ko njund lu mu koy judd ba tax na bi mu gisanteex ki nga xam ne mooy comment dirais-je Abdel nee na ko da nga may bàyyi ma gisi jiwaat Jules César parce que am na loo xam ne commencé nañ ko wax te leeragul sama bopp te il faut que Jules César leeral wax ji parce que Jules César nee na ko dañ ma bëgg jiñ reyu Jeanne bi mais reyu ma Jeanne foofu noonu kii di Abdel moom nee na ko moom pexeem yépp mooy fexee la tuuba ki nga xam ne mooy Astel bu mu dem fekk ji kii di Jules César parce que bu fekk jee Jules César ay bagages am mën na feeñ ay mbiram mën na feeñ parce que Jules César boo xoolee moo buur bi ñuy wax Jules César mi ngi ko naan liñ ma lëndam sama bopp foog ma leeral ko jot naa wax ak Astel mais waa ji mooy sama problème waa ji mooy sama point de vue mooy sama lépp si loo xam ni mooy sama fugitif boo xam ni tey jii Jules César moom mooy point focus boo xam ni
Abdel la fa jàpp ne moom moo rey lu mel parce que épisode yi passé kii di buur xam na lu tax ñu rëccal leen xam nañ ne kon kii di Abdel dañ leen rëccal pour mu coïncider ak mooru Jeanne bi ñu jiin leen ko te loolu yëpp rappelé naa ko si épisode yi passé kon si épisode bi day indi confirmation si loolu nga xam ne waxoon naa ko si épisode yi passé confirmation mooy lan Jules César ak ñi mu àndal xam nañ ne kii di Abdel moo def lu nu mel ñoom ñoo fexeel a tout ngir ñu rëccal leen mais Jules César naka la mën a def ba fexeel ki nga xam ne mooy Abdel ba kii di Abdel ñu xam moo def lu nu mel parce que de un moom fugitif la bu génnee dañ koy jàpp il est recherché par la police donc si day mën a di nëbbatu kon Jules César yan mën na moo na doon ay pexeem si yan pexe ak yan ban yoon la war a aw ngir mën a fexeel kii di Abdel loolu li si kanam peut-être rawuli bën mais am nañ benn point boo xam ne foofu war nañ si mën a xalaat war nañ mën a jàpp ne kii di Jules César mën na jaar foofu daal di lijjanti li nga xam ne mooy relation maak Abdel jaaree ko si ki nga xam mooy Astel parce que ku xam Astel elle est très intelligente parce que nee na Jules César am na lu ma jund te leeragul toon il faut ma dem leerali ko te kon bu demee si Jules César anton na koo tegal problème bi yëpp ne ko dañ ma rëccal prison rien que mu coïncider ak ki nga xam ne mooy mooru Jeanne bi ñu jiiñ ma ko waaye du man dina ko jox point jox ko yoon ne que Abdel génnewu ma ko si te boobaa si on se rappelle bien dans les épisodes précédents boo xoolee kii di Abdel moo ko kii di Astel bi mu ko nee Jules César su ma gisee dama koy rey ba Astel si gi xoolaat ko nekk rey nga wax xoolaat ko moo rey boobu mu wax kon foofu noonu bu fekkee dafa teg loolu noonu dina mën na xalaat loolu léegi benn point bi nga xam ni fa lay avancé si kii bi dañuy mooy point bi nga xam ne mooy héritage u Jeanne bi maître Diompi ñëw na lire nañu testament bi mais kii di Jeanne bi muy dee dafa ayubaale ëmb Abdel xam na ko mais waxu ko kenn bi ñu lire testament bi waxaale naka si alal ji li jëm parce que Abdel lu tax mu rey lu Jeanne lu tax mu tiital ko da ko doon tiital loolu yëpp ngir héritage ñëw si moom mais loolu mujjul sotti parce que xaalis bi yëpp rawacel na ko rakka ji te loolu mooy yoon mais si tiital Abdel la nekk léegi Abdel bi ñu nee bi mu ko nee dama bàyyi sama alal yëpp ak sama rakk restaurant bi ma jox ko kii di Astel mais si sama rakk bàyyi naa ko Abdel mu nekk si tutelle la ba muy am 25 ans mais Abdel ni mu réagiré foofu maître Diompi ñëpp xam nañ ne du gis mais ku dul gis di nga am beneen point boo xam ne yàlla dala koy baaxee muy yëg-yëg da ngay yëg da ngay sentir da ngay flairé te foofu maître Diompi flairé na bu baax gisoo bi ñu liree testament bi rek ni mu xoolee Abdel mooy sentiment yi nga xam ne yëg na ko envers Abdel sentiment yi nga xam ne Abdel dégagé na ko concernant déception bi mu am ci testament bi parce que foofu noonu Abdel déception la am pour moom Jeanne da koy wàcceel alal ji yëpp mais tel n'était pas le cas mu réagiré noonu te gis nga maître Diompi bi mu koy wax bi muy dem gis nga li mu waxaa Abdel mi mu waxee Abdel bu baax pour mu jaar bureau du ma si delluwaat bu si ku seetaan épisode bi di nga ci xam bu baax réaction boobu maître Diompi am lu tax mu am ko mooy par rapport ak kii di Abdel ni nga xam ne réagiré na ko bi ñu liree testament bi ne xaalis bi yëpp wàccal na ko kii di rakku Jeanne wàccal na ko rakkam mbokk yi dañuy teg foofu suñu loxo daal la ñuy wax ngeen ñu wéy di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de notification ngir lu ñu dugal nga mën koo gis wala yoon li nga xam ne bëgg ngaa sponsorisé décortique dawal gaaw woote si numéro commercial boobu di jàll si baabu écran bi ñu lëkkaloo ak yow fësal la sa njaay fësal li nga xam ne bëgg nga koo wane ñu may rek continuer ak série Mœurs yemook épisode 42 boo xoolee tamit ci kër monsieur le maire deuxième femme première femme mujj nañoo toog juboo waxtaan nañu mais deuxième femme monsieur le maire moom li ko tiital ak li mu kii mooy elle est jalouse de la bonne te première femme yi wax na ko nee na ko bu ko fii rek monsieur le maire kilifa la mais xelam dalagul te foofu noonu am na si raison bu baax parce que ko xale beex yooyu noonu bu dul loolu sax moom ak liggéeyam ONG ak ñi muy doxal yooyu noonu yëpp nit ki bu gisee nit ki rek dina xam la mooy intention nit ki peut-être foofu du ma si sori tant que amuñu si seetaan yenn épisodes yi nga xam ni ñooy ñëw si kanam tuuti ngir ñu mën a xam si kanam naka lay doxalee ak ki nga xam ne mooy maître mooy inspecteur Ndiot ndekete yow si gént gu metti la nekk ak wax ju neex ji kàddu yi neex ji doxalin ju neex ji ku si nekk yaakaar booy gént yaakaar ku si nekk mu nekk ak moom foofu ndekki da doon gént li si kanam réew li gët mbokk yi yaakaar naa ni fa lay jaar daal di tëj si seen épisode seen émission décortique au moins si série Mœurs yemook épisode 42 fa lay jaar daal di koy tëj di leen jox dig daje beneen yoon si télévision Epson TV di leen ñu wax ngeen ñu ak yéen certes gëjoon ngeen ñu gis loolu waaye tey jamono ak si màggal gi nga xam ne
jóge nañ si tey tamit dégg ma li nga xam ni mooy gàmmu gi di ñaan yàlla yéegi seex jàmm salaam ñu dalate rek ak seen émission décortique yemook li nga xam ne mooy seen série Mœurs épisode 42 boo xoolee épisode bi boo xoolee bu baax épisode bi daanaka bi yoon émission décortique bi di si sori bu baax a baax ndax lépp loo xam ne waxtaane nañ ko wala loo xam ne ay faits yi nga xam ne déroulé wu na si li nga xam ne mooy biir épisode 42 bi si Golden boo xoolee lépp si mbëggeel la basé wu mooy côté fin beeg yooyu noonu mais dañuy door si li nga xam ni mooy début épisode 42 bi ak kii di Abdel ak ki nga xam ni mooy sœuru Astel sœuru kii bi ak kii di sœuru Jeanne bi boo xoolee bu baax Astel kii di Abdel ni nga xam ni doxalee na ko ni nga xam ni wanee na ko mooy ngir ñëw soutenir ki nga xam ni la petite sœur à Jeanne la petite sœur à sa femme boo xoolee li te moom lu jig njàgg mooy njàkk daanaka loolu lépp xam nañ ko mais xoola foofu li nga xam ne Abdel loolu lay dund carrément yëfu hypocrisie dëgg lay dund foofu parce que lii mooy dëmm rey la jaale la ki ngay ñëw di ko nax di ko dëfal li muy jooy ak li muy métti lu lépp yaa ko teg yaa def lu nu mel ba tax na nga jaar foofu noonu ngir ñëw wan koo jox ko kanamu innocent jox ko kanam goo xam ne dana ne kii kat sama jëkkëru mag la woon sama mag jógee na fii ni mu doon toppatoowee sama mag ni may toppatoowee noonu genre yooyu noonu yëpp parce que boo xoolee ki nga xam ni mooy rakku Jeanne bi boo xoolee génnul benn yoon ki nga xam ni mooy néegu Jeanne bi parce que namm na mag ji li nga xam ne mooy bagage yu mag jeeg parfum yu mag jeeg yooyu noonu xet googu noonu moom lay bëgg di sentir à tout moment parce que bu ñu xoolee bu baax elle était touchée psychologiquement li nga xam ni à cause de la mort de sa grande sœur bi nga xam ni moom ak yaayam rek lay yaayam ama bàyyi woon ka fi xamul kenn ku dul moom mu dundax ma toll nii lu nu mel daal ko ñu fekk si que si kër gi rey ko te jëkkëru magam def lu nu mel c'est normal mu réagir noonu c'est normal mu doxalee noonu perdre tuuti conscience ak yooyu noonu mais boo xoolee bu baax kii di Jeanne rakk ji mi ngi revenir à la raison bu baax mi ngi revenir à la raison ndaxte mi ngi commencé di dellu si waat pour parce que Abdel conseil yi mu ko jox mooy mu nekkaat te xam ne Jeanne li mu ko bëggaloon ba léegi mi ngi fi mu doxaat si dynamique yooyu noonu mooy solution beeg yooyu noonu mais foofu noonu problème bi nga xam ne mooy posé wu carrément si ki nga xam ne mooy Abdel la mooy lan mooy intention am si ki nga xam ne mooy rakku Jeanne bi. parce que ñun ñëpp épisode 42 ku ko seetaan bu baax waxtaan moom noonu ba bisukaak yooyu noonu yëpp xel yëpp ñaaw nañ njortu ne ndax du jéem a bëggante kii di Jeanne kii di rakku Jeanne bi ndaxte elle était touchée psychologiquement faiblesse mentale boobu mu am est-ce que du jaar si loolu noonu ngir mën a dëggal boppam ci moom ak yooyu noonu bon kenn xamul li ci kanam raw li gët dañuy doxal ci kanam tuuti peut-être épisode yi di ñëw dinañ ci xam dara ak yooyu noonu. boo xoolee tamit kii di Abdel bi mu génnee ba mu fekkee Astel mu toog la mu wax ak moom te si épisode yi passé kii di Astel moo wax Jules César gise nañu ku xam Astel ay manigansam ak yooyu noonu yëpp jooy yi mu doon def ak mais kii mu doon ragal gi mu rogoon yaakaaroon ni kii di Jules César mën na ko rey am déet mais loolu mujjul antu ndax foofu dafa tiit c'est normal mu tiit parce que seeni kanam ak seeni gët Jules César voyou la Jules César bande la parce que loolu lañ leen wan loolu la ñu gis si moom Jules César ku fugitif bu police di wër la ñoom dañoo jàpp ne Jules César moo rey kii di Jeanne moo rëcc alors que tel n'est pas le cas loolu yëpp amul mais looloo tax kii di Astel daal di ragal bu baax daal di bi mu gisee Jules César bu doon jooy ay bu ma rey ak yaa rey Astel ak yooyu noonu yaa rey Jeanne ak yooyu noonu yëpp mais Jules César xamal na ko jot na ko am lu mu ko wax jot na ko am lu mu ko njund lu mu koy judd ba tax na bi mu gisanteex ki nga xam ne mooy comment dirais-je Abdel nee na ko da nga may bàyyi ma gisi jiwaat Jules César parce que am na loo xam ne commencé nañ ko wax te leeragul sama bopp te il faut que Jules César leeral wax ji parce que Jules César nee na ko dañ ma bëgg jiñ reyu Jeanne bi mais reyu ma Jeanne foofu noonu kii di Abdel moom nee na ko moom pexem yépp mooy fexe la tuuba ki nga xam ne mooy Astel bu mu dem fekk ji kii di Jules César parce que bu fekk jee Jules César ay bagages am mën na feeñ ay mbiram mën na feeñ parce que Jules César boo xoolee moo buur bi ñuy wax Jules César mi ngi ko naan liñ ma lëndam sama bopp foog ma leeral ko jot naa wax ak Astel mais waa ji mooy sama problème waa ji mooy sama point de vue mooy sama lépp si loo xam ni mooy sama fugitif boo xam ni tey jii Jules César moom mooy point focus boo xam ni Abdel la fa jàpp ne moom moo rey lu mel parce que épisode yi passé kii di buur xam nañ lu tax ñu rëccal leen xam nañ ne kon kii di Abdel dañ leen rëccal pour mu coïncider ak mooru Jeanne bi ñu jiin leen ko te loolu yëpp rappelé naa ko si épisode yi passé kon si épisode bi day indi confirmation si loolu nga xam ne waxoon naa ko si épisode yi passé
confirmation mooy lan Jules César ak ñi mu àndal xam nañ ne kii di Abdel moo def lu nu mel ñoom ñoo fexeel a tout ngir ñu rëccal leen mais Jules César naka la mën a def ba fexeel ki nga xam ne mooy Abdel ba kii di Abdel ñu xam moo def lu nu mel parce que de un moom fugitif la bu génnee dañ koy jàpp il est recherché par la police donc si day mën a di nëbbatu kon Jules César yan mën na moo na doon ay pexeem si yan pexe ak yan ban yoon la war a aw ngir mën a fexeel kii di Abdel loolu li si kanam peut-être rawuli bët mais am nañ benn point boo xam ne foofu war nañ si mën a xalaat war nañ mën a jàpp ne kii di Jules César mën na jaar foofu daal di lijjanti li nga xam ne mooy relation maak Abdel jaaree ko si ki nga xam mooy Astel parce que ku xam Astel elle est très intelligente parce que nee na Jules César am na lu ma jund te leeragul toon il faut ma dem leerali ko te kon bu demee si Jules César antal na koo tegal problème bi yëpp ne ko dañ ma rëccal prison rien que mu coïncider ak ki nga xam ne mooy Morou Jean bi ñu jiiñ ma ko waaye du man dina ko jox point jox ko yoon ne que Abdel génnewu ma ko si te boobaa si on se rappelle bien dans les épisodes précédents boo xoolee kii di Abdel moo ko kii di Astel bi mu ko nee juste su ma gisee dama koy rey ba Astel si gi xoolaat ko nekk rey nga wax xoolaat ko moo rey boobu mu wax kon foofu noonu bu fekkee dafa teg loolu noonu dina mën a xalaat loolu léegi beneen point bi nga xam ni fa lay avancé si kii bi dañuy mooy point bi nga xam ne mooy héritage u Jeanne bi maître Diompi ñëw na lire nañu testament bi mais kii di Jeanne bi muy dee dafa ayubaale ëmb Abdel xam na ko mais waxu ko kenn bi ñuy lire testament bi waxaale naka si alal ji li jëm parce que Abdel lu tax mu rey lu Jeanne lu tax mu tiital ko da ko doon tiital loolu yëpp ngir héritage ñëw si moom mais loolu mujjul sotti parce que xaalis bi yëpp rawateel na ko rakka ji te loolu mooy yoon mais si tiital Abdel la nekk léegi Abdel bi ñu nee bi nga ko nee dama bàyyi sama alal yëpp ak sama rakk restaurant bi ma jox ko kii di Astel mais si sama rakk bàyyi naa ko Abdel mu nekk si tutelle la ba bi am 25 ans mais Abdel ni mu réagiré foofu maître Diompi ñëpp xam nañu du gis mais ku dul gis di nga am beneen point boo xam ne yàlla dala koy baaxee muy yëg-yëg da ngay yëg da ngay sentir da ngay flairé te foofu maître Diompi flairé na bu baax gisoo bi ñu liree testament bi rek ni mu xoolee Abdel mooy sentiment yi nga xam ne yëg na ko envers Abdel sentiment yi nga xam ne Abdel dégagé na ko concernant déception bi mu am ci testament bi parce que foofu noonu Abdel déception la am pour moom Jeanne da koy wàccal alal ji yëpp mais tel n'était pas le cas mu réagiré noonu te gis nga maître Diompi bi mu koy wax bi muy dem gis nga li mu wax Abdel mi mu waxee Abdel bu baax pour mu jaar bureau du ma si delluwaat bu si ku seetaan épisode bi di nga ci xam bu baax réaction boobu maître Diompi am lu tax mu am ko mooy par rapport ak kii di Abdel ni nga xam ne réagiré na ko bi ñu liree testament bi ne xaalis bi yëpp wàccal na ko kii di rakku Jeanne wàccal na ko rakkam mbokk yi dañuy teg foofu suñu loxo daal la ñuy wax ngeen ñu wéy di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de notification ngir lu ñu dugal nga mën koo gis wala yow mi nga xam ne bëgg ngaa sponsorisé décortique dawal gaaw woote si numéro commercial boobu di jàll si baabu écran bi ñu lëkkaloo ak yow fësal la sa njaay fësal li nga xam ne bëgg nga koo wane ñu may rek continuer ak série Mœurs yemook épisode 42 boo xoolee tamit ci kër monsieur le maire deuxième femme première femme mujj nañoo toog juboo waxtaan nañu mais deuxième femme monsieur le maire moom li ko tiital ak li mu kii mooy elle est jalouse de la bonne te première femme yi wax na ko nee na ko bu ko fii rek monsieur le maire kilifa la mais xelam dalagul te foofu noonu am na si raison bu baax parce que ko xale beex yooyu noonu bu dul loolu sax moom ak liggéeyam ONG ak ñi muy doxal yooyu noonu yëpp nit ki bu gisee nit ki rek dina xam la mooy intention nit ki peut-être foofu du ma si sori tant que amuñu si seetaan yenn épisodes yi nga xam ni ñooy ñëw si kanam tuuti ngir ñu mën a xam si kanam naka lay doxalee ak ki nga xam ne mooy maître mooy inspecteur Ndiot ndekete yow si gént gu metti la nekk ak wax ju neex ji kàddu yi neex ji doxaleen ju neex ji ku si nekk yaakaar mooy gént yaakaar ku si nekk mu nekk ak moom foofu ndekete da doon gént li si kanam réew li gët mbokk yi yaakaar naa ni fa lay jaar daal di tëj si seen épisode seen émission décortique au moins et si série Mœurs yemook épisode 42 fa lay jaar daal di koy tëj di leen jox dig daje beneen yoon si télévision Ipson TV di leen ñu wax ngeen